ku ne xam ne ne yàlla daa bind te yemalewul am na ñu matal am ñu matlewul waaye ba mottali amee ba léegi kenn sonnatul buur kattan di produit 100% naturel sans effet secondaire ñu defare ko li nga xamante ni moo di petit cola bisaab ak jinjeer ñoo ngi jàppale leen ci seen wàllu kattan ak seen wàllu wërgu-yaram bu nekk jarna fi nguur ak keng ba ci kikirikiij waaye bii mooy seen buur di buur kattan ballonnement moo ci mën constipation faiblesse sexuelle diabète sinusite éjaculation précoce di joxe appétit sexuel teg ci itam day raxas sa biir ba mu set wecc wooteel gaaw ci 77 413 59 24 77 413 59 24 xar yëpp xar lañ waaye laadum da ciy gën te bu ñu nee góor ngóoraa tax. ñu ngi leen di nuyu mbokki internet yi safo di seetaan Sunugal 24 le point de la rédaction di jotaay yi nga xamante ni dañ koy amal tous les jours di ci waxtaane lépp loo xam ne si ni actualité la rawatina les faits divers xam ci ànd ak Moustapha Mbaye di ko bàyyi mu nuyoo ginnaaw bi mu ko nuyoo ba pare. maa ngi lay fay Cheikh Mahfous di nuyu ñëpp ñi nga xamante ne dañuy ànd ak ñun si suñu jotaayu xibaar yi nga xam ne dañ koy amal te tuddee ko le point de la rédaction. mi ngi noonu Moustapha ñu daal di koy dooree ak mbirum Ousmane Sonko daal dinañ ñu koy bàyyi ni ki démb mu ñibbi këram bi mu ñibbee nag daal dinay def ab li nga xamante ni moom moo di déclaration doon ko defee foofu ca kër Maodo donc nekk siège am donc nekk fii ci VDN bi donc mag ki nga xamante ni moom moo di Ousmane Sonko daal dinay jàkkaarloo ak sénégalais yi. daal di def déclaration boo xam ne si ni dinañ ci dikk maanaam au fond waxtaan wax ci li nga xamante ni moom lañ ci xalaat donc Moustapha mu mel ne que bala ñuy ñëw ci discours Macky Sall moom tamit mu daal di def ab discours démb ci 20h donc daal di jàkkaarloog askan bi tamit wax ak ñoom ci jamono joo xam ne si ni réew mi tàngoon na lool te ñu doon ñëpp doon xaar ab sortie donc def na ko démb ci 20h mu mel ne que dinañ ci ñëw bu baax a baax ak waxi le ministre de la justice di Malick Sall moom tamit daal dina yëkkati ay kàddu jëme ko ci waaye mooy axlu lamb yi parce que dafa jàpp ne ñi doon manifester ay lutteurs lañu ay mbër lañ yoo xam ne si ni tey dañuy toog lu yàgg defuñu activité ñu bëggoon a défouler donc ñu daal di génn ci mbedd yi donc mu ngi noonu Moustapha ñu daal di wax ci wàllum Ousmane Sonko comme ni ma ko waxee discours bi mu def wala déclaration bi nga xamante ni def na ko mu nekk déclaration bu gudd mu wax ci ay points yu bëri donc fi ñu koy njëkkee rek mooy mu mel que ni dafa doon yee askan bi dafa doon yee jeunesse bi la jeunesse sénégalaise mais la jeunesse africaine tamit que ni donc ñi ñuy jiite waratuñ ñoo takk maanaam du ñu jëmale fu leen neex mais lii di peuple bi moom mooy décider di wax Ousmane Sonko mu mel ne que ni boobu le message moom dugg na ci noppi ndaw yi bu baax a baax. waaw comme ni nga ko waxee rek c'est du Sonko démb pratiquement boo ko suivre da ngay xam ne ce jour bi nga xam ne moom la def fële ca section de recherche amul lenn lu mu changé si moom. sentiroo ci benn nit boo xamante ne dafa ébranlé wala ko am lu muy tiit wala ko am parce que lu muy hésité boo suivre tey jii li journaux yi relaté ñu moom la wax doyen des juges bi nga xam ne kon amul benn. instant boo xamante ne sentir nañ ci nit ki affaire bi affaiblir na ko. bokkul par exemple apparition démb bi bokkul ak bi mu doon njëkk def sortie doon wax ci affaire Sweet Beauté boobu noonu ñeen ngi koy fàttaliku sortie boo xamante ne ñëpp sentiroon noonu ne nit ki affaire bi touché na ko metti na ko ak ni mu doon waxee c'était la première fois mu doon def déclaration boo xamante ne noonu da nga doon sentir ne nit ki daal am na loo xamante ne am na lu ko laal daal waaw am na lu ko laal noonu lañ koy waxee loolu bokkul démb ak discours bi Ousmane Sonko tenir démb parce que boo ko xoolee ba ci bi da ngay gis ne am na foo xamante ne rectifier na fa ndaw yi parce que am na ñu doon wax naan nañ dem palais affaire yi doon kër mu xamal leen ne démocratie la ñu nekk te am na comportement wax dañ koo war a am wax na ak ki nga xamante ne mooy Macky Sall comme ni mu ko baaxoo di def sànni ay pigam gën a réajuster tunigu chef de l'opposition ni jàpp njàmburam fexe ba gën a consolider mais man dafa am loo xamante ne dafa ma si doon tamit tiital boo xoolee léegi ñu ko commencé wër par exemple nga gis ay ñu mel ni ay Decroix ay ñu mel ni ay Dembooch ay et pourtant classe politique bu njëkk ba mooy système bi ñi nga xam ne ñoo yore woon système bi. voilà man au-delà du mot système sax mais je dis que ni ay visage parce que Ousmane Sonko bi muy doog a door dañoo gisoon ay Ousmane Sonko ay Bassirou Diomaye ay El Hadj Malick Ndiaye ay Birame Souleye ñoo xam ne kenn xamu leen ay ñooñu par exemple mën naa ne ñoo gëmloo nit ñi projet Ousmane Sonko léegi nag damay attirer foofu attention rek mu def ndànk ci ñi balaa mi recycler des personnalités politiques yoo xamante ne nit ñi vraiment dañ leen def fu ñu leen catégoriser parce que def nañ nguur defati nguur loolu il faut que mu def si attention mu moytu tamit bi sele alliance ak lépp lu munti doon parce que xam nañ ne foofu lañ jëm parce que li ñuy gën di avancer mi gën di jëmmal chef opposition di ko gën di taxawal et maintenant
boobaa il faut que mu ubbi ay bëtam xool ci choix nit ñi muy àndal. parce que am na ñoo xam tamit boo ànd ak ñoom dañ lay catégoriser da nga nekk di def li Macky Sall doon defaat rek. di Wade sans Wade mais tamit mu bañ a def loo xamante ne recycler ay nit yoo xamante ne peut-être ëllëg mën na indi problème sax au sein de sa formation politique. li nga wax dafa am solo Moustapha parce que gis nañ fa ñi ko waroon ñëpp ñoo xam ne si nii ñu nekkoon ci Macky Sall ba bàyyi lañ wala ñoo xam ne si nii ñu nekkoon ci Abdoulaye Wade en tout cas nekkoon nañ ci nguur boo xam ne si nii tey Sénégalais yi dañ leen a goxi woon daal di jële teg fële ñoom ñu daal di ñëwaat ci Ousmane Sonko donc je pense que Ousmane Sonko war na bàyyi xel bu baax a baax ci loolu nga xamante ni tey wax nga ko mais tamit démb gis nañ benn Ousmane Sonko boo xam ne si nii bu am confiance ci moom boo xam ne si ni mu doon wax da ngay xam ne kii tey li mu dund li nga xam ne si ni dund nañ ko fan yi am na lu mu def ci moom lu bëree ci wàllum courage gën a taxawalaatal boppam gën a taxaw ñi nga xamante ni moom mooy Sénégalais yi mu mel ni que ni am na loo xam ne si daal gagné na ko ci xeex bi nga xamante ni dañu jàppoon ni complot la. waaw xam nga bu ñu waxee bu ñu nee ba noppi y a pas de gagnant man damay bañ ñun Ousmane Sonko dafa gagné ci xeex bi. parce que Sénégal moo ci perdre. sunu démocratie moo si jël ay coups. man damay bañ ñu ne xeex bu Ousmane Sonko dafa gagné par contre bu amee kenn ku ci gagné jeunesse africaine laa wax ne moom jeunesse sénégalaise laa wax ne moom moo gagné mais pas Ousmane Sonko. parce que jeunesse boobu ñoom ñoo génn xeex ñàkkante ko ak takk der yi xeex ba lii am. ñooñu tey jii bu amee benn vainqueur boo xam ne moom ci xam ñoom te président de la République Macky Sall bi muy wax jeunes yooyu la waxal ñoom la ne dégg naa seen message. donc pour man c'est très important te Ousmane Sonko comprendre na loolu moom wax na ko nee na ñii ma gis fii nii dañoo am benn avance ci ñun homme politique yi. il a bien compris le message te nee na du jëmmam ji moo tax mu ñëw. et j'ai beaucoup aimé ça mu ne tey ñi fi ñëw ñëpp du Ousmane Sonko rek moo tax ñu jóg. xam nga loolu regarder na affaire yi froidement ak beaucoup de lucidité. da ba doon xalaat mu qu'il se laisse emporter. voilà ñu doon wax naan yow la affaire bi Sonko la mu bàyyi ci xel bu baax a baax parce que événement boo ko jàngatee ba ci biir dafa nekk benn fait boo xam ne dafa détonateur ci benn accumulation de frustration bu fi nekkoon. ABC wax na ko nee na couvercle bi bool bi dafa feesoon ñi di muñ arrivé à un moment dafa exploser couvert bi naaw. effectivement noonu la demee ñu soxlawul ñuy jaaral si luñ dund yëpp ak président Macky Sall fii lañ teg couvre-feu ndaw yi di ko ñàkkante chaque jour di ko ñàkkante di dóor dàqe. Macky Sall faale leen taxul mu wàccee couvre-feu bi. il a fallu ko coow li am mu metti lool ñu doog a wàccee couvre-feu bi loo xam nga pour man parfois dafay baax ngay déglu sa peuple. et malheureusement ñi ñu jiite doonu ñu woon déglu askan wi doonu ñu woon déglu jeunesse yi. bu ñu waxee lu ñuy wax dañ leen di manipuler bu leen nangu homme politique di leen manipuler bu leen nangu lii bu leen nangu lale et loolu finalement tey moo ñu yóbbu situation yi ñu nekkee. et je pense que dina bokk ci leçon yi am ne war na ko retenir mooy di déglu askanam. même ñetti nit bu ñu dajaloowee di marché même ñetti nit bu ñu dajalee taal benn pël da nga leen war a bàyyi xel ban message lañ bëgg a bàyyi. mais malheureusement doonuñu ko woon def lu ñu doon gis wut ay mbër ñi dàqante ay boy guddi gi di jàpp fii ku marche ñu maté la place de l'indépendance non force reste à la loi loolu moo nekkoon seen discours. xam nañ ne tey ji dëgg la ñoo yor force waaye askan wi tamit kenn mënul jàkkaarloo ak moom. loolu lañ ciy jàngat effectivement. dafa wax lu am solo démb Ousmane Sonko muy benn fait boo xam ne si gis nañ ko ci yenn ci ay réew yoo xam ne si ñi ngi ci tugal donc ñu gis fa ay sénégalais yu doon marche di rassembler ñoo ci jàmm amuñu benn problème donc mu mel que ni ñoo ci bitti sax donc mën nañ fa def rassemblement mën nañ fa def marche ci ñi nga xam ne si moom ay sénégalais mais mënuñu ko def seen biir réew loolu tamit problème la Moustapha loo xam ne si nii tamit Macky Sall war na ci bàyyi xel bu baax a baax parce que mënuñu à chaque fois rek bu nit ñi génnee nga ne du ngeen génn bu nit ñi tey rassemblé ngeen du ngeen rassemblé wu mel na comme si daal donc nit ñi amatuñ benn liberté ci li nga xamante ni constitution moo leen ko may. man wax naa la ko nee naa dafa am mbir moo xamante ne il faut que ñu bàyyi ci xel xam nga nit ki tey jii bu fekkente ne muus dafa nekk ci ne nga koy di ko dàq bu mu sës da lay song. te askan wi dañoo demoon ba dañoo sës loolu moo traduire lu ñu gis nii. bu fekkente ne tey jii yow ñoo xamante ne buñ dajee wuti gauche Auchan ngay gis ay soxna di wàcc di dugg di jël di arrêté oto di dem di arrêté oto di ko si yeb di dem ay soxna ñoo xam ne ñoo waroon tere seen doom ñi jëli fi jàmbur ay borom kër di jël te bu ñuy jël ñii meew la ñuy jël ñii saaku ceeb bi ñi ngi rawale ceeb bi ñi ngi rawale meew nga xamante ne lu ñu lekk la ñuy wuti waaw nga xamante ne foofu mbir mi yéeme na saa waay mais loolu tey jii ñu koy dund ñu tëj askan wi ñi am nañ ay jafe-jafe dem ak dikk ñi liggéeyatuñu mbir mi metti et puis ci même instant nga gis ñoo xamante ne ñi ngi toog mel ni faalo ñu leen ñu blasé en situation bi ça ne fait rien ñu toog jàpp seen ñàmbur parce que ñoom ñi ngi xëy dem di dikk seen i doom ñi ngi liggéey dem jëm mais finalement loolu boo gisee coow jóg ñenn jóg
problème am da nga ciy dem jàpp ji parce que da nga naan kii dañoo bëgg rey loolu moo am nag et heureusement yaakaar naa ne comprendre na message bi parce que ni mu ko waxee noonu nee na comprendre na ñu yaakaar ne nag bu ko comprendre il faut que mu tirer ci leçon yi lan mooy tirer leçon si mooy mi anticiper lan mooy tirer leçon yi mais tamit mi jël note ci li nga xamante ne mooy yuuxu yi nga xam ne askan wi ñu ngi koy yuuxu parce que yenn saa nit ñu yuuxu la nga tànqam lu ñu yuuxuwaat la nga tànqam lu buñ beneen yoon duñ la yuuxu waaye dañ lay dóor te yaakaar naa ne lii dañ ko mujjee dóor mu doog a yuuxu xam ne kat askan waa ngi doon yuuxu et mënoon na ñàkk su fekkonte ne bàyyi na ci xel bu baax a baax parce que mbir mi finalement dañoo jugoon pour mu doon mbirum dañ ko jàppoon mbirum privé mu dem ba weesu mbirum privé bi doon léegi mbirum Ousmane Sonko ak Macky Sall weesu mbirum Ousmane Sonko Macky Sall doon léegi Macky Sall ak jeunesse bi xam nga moo tax ñu naan ay du yem ci bopp yi borom tey ji am na ñoo xamante ne ba ñu dugal seen loxo ci mbirum Adji Sarr di ko yóbbu ci ay oto di manipuler di yaakaaruñ ñoo mbir bi dina toll fii yaakaaruñ ñoo ne situation bi dina renversé wu ba ñoom ñu nekk ci benn position boo xam ne dañ naan leen génn leen wax xam nga li kenn xalaatu ko woon situation bi dina fa toog dañ naan na Macky Sall wax luñ doon wax Ousmane Sonko moo wax li wala kii Macky Sall toog gaayam kenn waxul mais jamono yàgg nañ fi wax fii naan ku artuwul di nga atte effectivement mujjee na duggee génne karam te xoolal ni mu ko génnewee nekk ci posture boo xamante ñëpp xam nañu il était mal à l'aise effectivement parce que di wax di ñaax jeune bi di leen baab nekk benn père de nation père de famille di wax noonu xoolal loolu lépp te pourtant dañ ne affaire mbirum privé la démarré moo tax mbir bu dooree toujours doo xam fu mu jëm en tout cas mi ngi noonu jeunesse bi wane waat nañ seen bopp après li nga xamante ni moom moo fi amoon di 23 juin tey. Je pense que tamit lii message la boo xam ne ci Macky Sall war na ko mën a jàpp décortiquer ko xool bu baax a baax fan lay teg tànkam ndax yaakaar naa ni fii ci Sénégal nit ñi ñu ngi yeewu léegi bu baax di xam lan mooy état di xam seen li nga xam si moom mooy seen ay droit. Je pense que tamit loolu dafa baax ci ki leen li leen yee bokk na ci ku ci mel ni Ousmane Sonko bokk na ci ñi gën a éveillé ñi nga xamante moom mooy jeunesse bi pour ñu xam bu baax a baax lan lañ am ci réew mi lan lañ moom ci réew mi ak lan mooy si seen droit. Je pense que loolu dafa am solo te mais li mu wax li am solo tamit démb muy que ni ñu doon wax naan dañuy dem pali génne ji Macky Sall. Je pense que réponse bi mu leen jox moom foofu lañ ko doon xaare ndax yaakaar naa bu ne woon nañ dem génne ji Macky Sall bu fi toogee tamit yaakaar naa ni du fi toogeen bu rafet wala ñi koy xool dinañ am benn bët buñ ko xoolee mais li mu leen wax mooy que ni bu leen dem di génne ji Macky Sall moom bu fekkee démissionné ñu anticiper suñu ay élection ñu organiser élection yi ki nekk président mais bu ñu ko génne ndax loolu dafay am loo xam ne si daf koy nasaxal ci suñu démocratie et je pense que tamit loolu am na solo bu baax a baax mais dañuy ñëw pour ñu bañ a yàgg ci discours Ousmane Sonko bi ndax am na beneen discours boo xam ne si war nañ ci dugg muy bu Macky Sall moom tamit mu wax nga ko léegi donc gis na message bi ñu ko envoyé waaye li mu wax tamit apaisement la te yaakaaroon na mënoon na ko def bu yàgg mais apaisé na daal woote na calme ñi nga xam ne si moom mooy ndaw yi ba deen dig sax yoo xam ne si nii daanaka ci wàllum xëy ak yu mel noonu parce que nee na 1 an ngi nii xëy ñu mais ëpp na 1 an du ci Covid bi rek la xëy ñàkk xëy dafa ñàkkoon ba fi Abdoulaye Wade nekkee sax nit ñi wax xëy lañ doon wax moom mu ñëw fi ne dina régler problème boobu mais ba léegi problème mu xëy la ñu am donc je pense que c'est pas à cause de la Covid-19 mais lu fi yàgg la te je pense que war nañ ko mën a régler indi ci ay solutions discours Macky Sall bi. waaw démb damay ba ma ko dégloo ba pare am na benn confrère bu ma doon woo sax jotuma ko. après ñu déggante ma ne ko man de li ma jàpp Macky Sall def na meilleur discours homme d'état am. li ma jàpp man sama xam-xam bu gàtt ba mu fi toogee ba léegi boo boolee discours 3 avril yi ak discours 31 décembre pour man bii mooy discours parce que yóbbu da nga doon gis dafa daan ñëw def benn litanie de promesse wala mu ñëw di expliquer fii laa jaar def naa lii mais bii xam nga li tax ma jàpp ne mooy discours bi nga xamante ne moo gën ci ay discours un chef d'état pas un politique yi mu doon def yëpp discours politicien la mi ngi noonu et puis dafa am fu ñu ko doon xaaree mu fekk suñu fa mu am loo xam ne dañ ko doon xaar ci discours bi ñu gis ko ci discours bi mu mel ni cette fois ci dafa déggu askan bi toog wax ak ñoom yeneen discours dafa doon am décalage entre li mu doon wax ak réalité bi doon am nit ñi dañ doon ñëw xiif bëgg luñ lekk mu taxaw naa leen teer bi dina dem fii defar naa ay tali fii ba fii dinaa defar lii dinaa defar lee bu ko dañuy toog di ko seetaan ba sax ngay nelaw mais démb nit ñi dañ ko doon xaar am fu ñu ko doon dégloo mu wax fa ak nit ñi ñu dégg ko fa et c'est très important loolu moo tax ma yaakaar ne démb def moom mooy discours bi nga xamante ne mooy meilleur discours Macky Sall bi mu nekkee homme d'état ba tey ji parce que discours boo koy jàngat dafa am ñaari approche yoo koy jàngatee day am approche descriptive am benn approche critique ci biir approche descriptive bi ci ngay décrire discours bi point saillants yi nga xamante ne ñoo nekk ci discours boobu ak lan lañ mën a retenir ci discours boobu mais boo ñëwee ci point yi nga xamante ne mën nañu retenir ci discours bi yépp da ngay jàpp ne tey ji
il apaisait. dafa non seulement apaisé na mais am na tamit côté initiative mooy discours boo xam ne dafa dynamique am na ak dugal na ci ay initiative dugal na ci ay action mu yëngatu bokkul benn discours boo xam ne dafa ñëw toog naan dinaa parce que action bi ñu ci dugal mooy couvre-feu bi nga xamante ne danañ koy wàccee ñu wàccee ko démb ñu yéegal ko démb mu dem ba minuit ñu bëri saluer ko parce que dañoo jàpp ne couvre-feu bi sax da ko waroon tëbal benn yoon mais dañuy comprendre foofu parce que peut-être comme ne jàngoro ji baa ngi fi ba tey parce que man j'ai toujours dit que couvre-feu bi moom amul woon raison mu fi nekk parce que ñëpp dund nañ koy ay weer te amul benn njëriñ bu mu fi jëriñ donc même bu ko yéegalee dafay doon loo xam ne dañ koy comprendre xam ne déglu na askan wi mu ne tamit dégg naa jeunesse bi pour man loolu phrase bu am solo la je vous ai entendu dégg naa leen tamit te daf ñoo waroon yàgg a dégg waaye mieux vaut tard que jamais comme dégg na démb ba nee na dina réajuster mbir mi mën nañ ko jàppati mu doon benn aveu d'échec boo xam ne wax na ko parce que kuñ fal nga def daanaka 7 ans xaw ma di soog a dégg problème am na mais tamit dañ ko koy nangul waaw 3 ans et demi est-ce que di fi mën a régler problème waaw bëgg a réajuster mbir bi non loolu sax kenn xalaatu ko mais xam nga kaddu dafa am solo ñëpp seen politique de la jeunesse moom ñëpp xam nañ ne lajj gi moom kenn waxatu ko parce que ndaw yi génn dëkk beeg buñ la falee 7 ans nga dem ba ndaw ñi génn nga gis ñu doon génn ñëpp xaaj bi yëpp ak tolof yi ñuy rencontré yooyu kenn waxatu ko mais pour man discours bi daal il était à la hauteur utiliser na mooy utiliser wax na ak nit ñi et je pense que foofu lañ doon xaaree chef de l'État ak Mimi Touré waxoon na ko mu nekk génn posture père de la nation te effectivement il a été le père de la nation démb waxtaan na ak nation bi waxtaan na ak ndaw yi apaisé na et je pense que c'est très important discours bu mu def démb lu discours bu may rafetlu la en tout cas parce que gisuma ci yenn écart yu bëri yoo xam ne dañ ko doon noté ci yeneen discours yi bii au moins déglu na askan wi waxtaan na ak ñoom wax na dañ ko gën a bëgg a dégg contrairement ak discours yi nga xam ne moo ko jiitoon yoo xam ne c'est des discours très catastrophiques fi mu ñëwee est-ce que baax na Moustapha mais ci deuxième mandat bi nga xam ne daanaka li ci des bareetul non c'était donc est-ce que tamit waru fi mu ñëwee tey discours bi maanaam non xam nga looy wax kay événement yi fi ñu ñëwee ngay wax te événement yi dépendrul ci moom parce que c'était une obligation mu wax mënu woon bañ a wax. c'était une obligation. mais nag même événement yi am na yeneen événement yi fi jaar. parce que nit ki doon nañ fi waxul woon. waaw waxul woon am na yoo xam ne si doon nañ fi manifester. lu ne def nañ ko fi lu ne wax nañ ko fi donc ci réseaux sociaux yi mu ngi ko doon gis du ñàkk ne gis nga télévision yi donc mu mel ne site internet yi yëpp code jëkk micro ci askan bi rek donc jafe-jafe yi askan bi jafe-jafe muy dund muy logement muy jafe-jafe foo laal Sénégal day metti daanaka ñiy gis seen bopp bu dul ñi nekk ci ñoom. ñi ci des ñëpp moom mooy loolu dañuy yuuxu donc mais loolu tey waroon na ko mën a gis avant ñuy agsi fii tey muy li xew muy manifestation yi ñu fi gis fan yëpp. waaw moom laa la wax nii moo tax ma ne la dafa am benn côté boo xamante ni peut-être askanu dafa leen jiitu. moo tax mu bett ko. parce que président kenn du wax ne amul ay renseignements kenn du wax mais parfois xam nga lu ñu doon wax dañ doon wax naan Ousmane Sonko fi jaar Khalifa Sall ak Karim Wade lay jaar. dañ koy jàpp sénégalais manifester ñetti fan mu dem toogi Rebeuss après looy dégg ay marche libéré Ousmane Sonko ni ñuy def statut libéré Sonko voilà parce que foofu la yemoon foofu lañ te boobu dañoo fàtte ne situation bi dañ ko fàtte jël en compte xam nga mbir da nga koy contextualiser. jamonoy Karim Wade boobu day doon dugg ñi ne lii exigence la woon. Karim dafa jël xaalisu nit ñi ku nekk di wax gëmloo nit ñi loolu. ñëpp ne na leeral. Khalifa Sall ñëw ne dafa def confiance justice bi nekk benn démocrate ba muy ñëw sax lu mu wax maa ngi woo ñëpp ñu dal. Ousmane Sonko ñëw ne dafa woote résistance. xam nga kon ñett ñëpp bokkuñu. kële jamono bi mu ko defee contexte bi du benn dafa jàng ci ñi fi jàlloon. dafa jàng ci ñi fi jàlloon. léegi nag moo am ay militants yoo xamante ne parfois dafa am benn une bonne dose activisme boo xam ne daf ci dugg nit ñi dañ ko doon négliger te xam nga activiste du militant. militant mën na taxaw ne man damay dem marche buñ nee marche bi interdite sax ma dem toogi sama kër mais activiste dañ naan interdite ou pas interdite damay marché ji. ñu dem ñu jàppale. waaw ñu dem ñu jàppale ñu coow li gën a jógaat te Pastef li ko dooleel bokk na ci activiste yi nga xam ne dañ koo jox bopp. loolu tamit yooyu yëpp vraiment ay données yu leen échappé la woon. parce que parti boobu man je me dis que benn mbir la boo xamante ne lu ak li xew ni bërki dem lu mérité analyse sociologique yu profonde la yoo xam ne war nañ koo def parce que mbir la boo xamante ne comme ni 23 juin melo woon bii tamit sunu 3 4 5 6 bi xaw ma ba le 3 lañ commencé ba le 8
je pense que ay juróomi fan la yoo xamante ne mérité na réflexion bu baax. mérité na ay réflexion ba tax na Macky Sall daal dinay dégg kon ndaw yi ci fan yooyu nga xamante ni ñi ngi doon génn di manifester di wane seen naqar ci ñi jaarale ko nag ci mbirum Sonko li ñu naan moom moo feesal bool bi. donc mbirum Sonko moo feesal bool bi fekkoon na bool bi daanaka mi ngi woon ci kaw. ndax waaw mais Sonko bi mu ñëwee mbirum Sonko moo feesal bool bi. donc mu def benn explosion boo xam ne si ni gis ngeen ni mu jur donc nit ñi génn ci mbedd mi di massawu di jaale ñi nga xam ne si ni ñoo ci ñàkk seen bakkan mu bëri lool ñoo xam fu ñu dëkk di leen jaale seen ay mbokk di leen jaale également sénégalais yëpp parce que ay sénégalais lañ te ci jeunesse bi lañu bokk ndax ay xale yu ndaw lañ mi ngi noonu Moustapha léegi nag ki nga xamante ni moom moo di le ministre de la justice Malick Sall donc moom fële ci France 24 fa la doon àddoo muy xam leen ni que ñi doon manifester bëri bokk na ñi ci ëpp ay mbër lañu ci écurie yi la ñu nekk donc dañu toog pendant 1 an ñu gelé li nga xamante ni mooy seen activités yi donc muy lamb ji boobu ba léegi kinti jiw ko amatuñu fu ñuy défulé waaye tamit Moustapha man loolu xalaat boobu yàggoon naa ko am même bu du manifestation bi sax mais défoulement bi parce que daan nañ fi gis nawetaan daan nañ fi gis loo xam ne si tey moo daan téye jeunesse bi xam ak soirée yi loo xam ne si ni tey daan fat nit ñi defu mais tey nga jël nit ñëpp rek dugal leen seen kër yi lekk ñu naanuñu ba pare ñu toog rek loolu tamit Moustapha dafay indi ay maanaam ay xonet lay indi te maanaam bu ñu nit ñi génnee rek mu jur musiba mais li mu wax noonu tamit ban jàngal nga ci am nu ne mbër yi tey ñoom ñoo génn ci mbedd mi doon manifester moom Malick Sall mais man je me dis que il n'a rien compris. xam nga parfois tey jii boo nekkee ministre de la justice nga am benn niveau de responsabilité boo toll pour man yenn wax yi boo ko war nga ko xoolaat. et malheureusement président Macky Sall dafa am benn malchance boo xamante ne ci biir ay nitam am na nit ñoo xam ne il communique très bien. xam na nit ñi communiquer ku ci mel ni Seydou Gueye kooku il communique très bien. moom bu communiquer rek nga xam ne c'est un communicant qui parle parce que dafay mesurer mooy yi xam fi mu leen di teg. rarement nga koy gis mu def benn communication ça choque. mais ci biir ay gouvernement dafa am ay ministres yoo xamante ne bu ñu communiquer rek nga jàpp sa gémmiñ taw. et loolu vraiment daf koy desservir mais du ko servir. il faut mu bàyyi ci xel Malick Sall ci la bokk. bu communiquer rek da ngay gis chaque fois rek dafay def ay erreurs yoo xamante erreur de communication yoo xamante ne daf koy topp. boo xoolee tey ji mbir mi coow li bokk na ci li ko xam ba ñaari communication yoo xam ne moom heureusement sax bi mu ñëwee fekk na ñu désamorcer bombe bi ba pare. mais communication bu Antoine Diome bi kooku catastrophe la. waaw moo tax communication bu Idriss Seck bi catastrophe la. ñaari communication yi ñu leen doon xaar ngeen ñëw dafay ku nekk yor sa essence di taal. Antoine mënoo toog sensal sa kanam ba mu sens ngay wax di menacer. et utiliser fa ñaari ay terroriste ak acte insurrectionnel mu utiliser fa ñaari mooyu 10 heureusement Macky Sall bi mu ñëw loolu tax ma ne di discours Macky Sall dafa am solo parce que mooy déggoo ci mbirum terroriste déggoo ci affaire mbirum insurrection mais dafa ñëw wax askan wi ñu bëgg li ñu bëgg a dégg mu wax kook ñoom ñu dégg ko ñu lay ñëw di diisal affaire bi Idriss Seck ñëw di indi ay proposition am yoo xamante ne nankan boo nangoo wax lii man nangoo def lii mel ni genre chantage boo xamante ne boo leer yi man ma def lii moment boo xam nit ñaa ngi dee ci mbedd mi kan moo ko doon xaar foofu moom tamit mu passé à côté de la plaque di ñaar ñoo xam ne dañoo def erreur donc Macky Sall avait l'obligation mu retenir mu relever niveau discours bi et heureusement mu def ko boo dellusiwaatee ci Malick Sall li mu wax mais benn part wax na dëgg parce que ñoom ñoo mbëri ñoo recruté mbëri après ñoom ñoo jël mbëri ñoom ñoo téye mbëri ñoo leen téye ñu dem waaye tamit après ñoom ñoo leen jël dugal leen ci ay 4x4 ñu jox leen ay yet ñu jox leen ay ñoo jël ñenn ñi sax ñeneen ñi ne ci beneen parti bi ñeneen ñi nekk ci waaw xam nga ñeneen ñi nekk ci beneen parti bi ñu jàkkaarloo ñoom donc effectivement amoon na ay mbër ci terrain bi dañ ko koy nangul mais bu taxawee mën a ay mbër la yoo xamante ne amuñu entraînement dañ doon def topp plage bi di entraîné wu ñu tëj ko moo tax ñu mer doon wàcc di manifester mais il faut qu'on respecte les Sénégalais tey jii xale yi nga doon gis ñu dem xam nga c'était la première fois nga gis manifestation politique am ma dégg ay école ci biir école ñi scandé turu homme politique mais loolu daf leen war a jàngal ay xale yu ndaw libéré Sonko ay xale yu tuuti ay xale yoo xam ne xamuñ sax lu bëri ci Ousmane Sonko mais loolu daf leen war a jàngal mais bu fekkee ne yow lu ñëw rek ça te laisse de marbre sa yoon nekku si nga ne noonu ñi ay xale lañ xoola xale ay xale ñooy taal ay pneu mais ay xale bu ñu demee bay taal pneu loolu ban enseignement nga ci war a tirer mais malheureusement ñoom duñu jàngat dañuy mbir day ñëw rek ñu ne noonu garaaw daal di koy négliger dem loolu nag mbir moomu day màgg ba bis bi daal sa kaw da fekk mu wees wala mu romb la loolu laa gis nag ku ci mel ni ay Malick Sall bu ñu waxee loolu finalement après il était devenu koo xamante ne dañ ko doon reetaan rek ci internet bi bëri na ci ñoo xam ne si ni ci ñoom la ñu bokk waaye suñu waxee rek ñu daan leen di xeeb te li nga xam ne si moom mooy ndaw yi ñi nga doon wax léegi donc mu nekk ay xale
xale yi ndaw ñoom ñoo ci ñàkk seen ay bakkan pratiquement ñi ci ñàkk seen bakkan ñëpp donc ay 15-16 ans ba 20 ans la ñuy am donc loolu aussi war nañ ci bàyyi xel bu baax a baax en tout cas yàlla na ko yàlla yemale fii comme Macky Sall dégg na ndaw ñi donc je pense que dinañu mën nañ dund leneen mën nañu am beneen page boo xam ne si ni tey ñi nga xam si moom mooy ndaw yi Sénégal yi war nañ ko mën a gis à partir de démb donc ci discours Macky Sall bi mi ngi noonu Macky li ñu mu tuddati Moustapha donc xam naa dama lay daal di yeewi ndax rédaction ba daanaka liggéey baa nga fa te bari na trop donc dama lay bàyyi nga daal def le mot de la fin ñu daal di yëkkati jotaay bi. waaw fi may defee mot de la fin rek mooy di rafetlu mbir mi nu mu jeexee. parce que xatoon na méttiwaay boo xamante ni kenn mënul dem fenn. nga gis xale yaa ngi toog seen kër école ñu tëj leen mu doon situation boo xam nga Sénégal xamuñu ay. dañ doon wax Sénégal xamuñu ay beneen kanamu Sénégal lañu moom lañ dund semaine bii ñu génn loo xamante ne xamuñu koon ci Sénégal. heureusement xam nga Sénégal moom dafa am ñaar yoo xamante ne moom daf ñuy dimbali mooy dimbali sax suñu démocratie. mooy Sénégal benn bopp la kenn du ko xar ñaar. ak réeroo amul ñàkk a waxtaan moo am. loolu Yoro Dia laa déggoon mu ne ñaar yooyu bokk na si yi nga xam ne day dimbali suñu démocratie. lu am rek dañ naan benn bopp la kenn du ko xañ ñaar Mahfou su ma bokkul ak moom am na foo xam ne moo ñu boole ñu ñaar. Libaas su ma bokkul ak moom am na leen lu ñu boole ñu ñaar benn bopp la kenn mënu koo xar ñaar ba koo xas rek xas nga sa morom. doon na ay mbir yoo xamante ne heureusement ba boo xoolee jàng fi mujjee foofu la mujjeewaat. mooy réeroo amul ñàkk a waxtaan mu am kilifa diine dugal nañ seen loxo ku nekk wax na. mbir mi daal di wàccaat donc ku nekk reprendre ses activités loolu la ñuy ñaan yàlla et li ci am ni kilifa yi nga xamante ne ñoo séq mbir mi ku nekk tirer ci ay leçons te kenn bañ a fëgg dënnam parce que ndam amul am na si ñoo xam ne tey ji yàqule nañ ci ay millions xamuñu fu ñu koy reprendre raté am na si ñoo xam ne tey ji ñi nga waroon xëy dem ba seen bërëb liggéeykaay ñi ngi toog seen kër di seetaan amuñu fu ñu jëm fu ñu doon liggéey yàq nañ ko taal nañ ko am na si ñoo xam ne koppar ñu doon xëy dem taal nañ ko donc bëri na ñoo xamante ne fi ñu toll nii am na ñoo xam ne am na ñu ñàkk seen bakkante waaye am na li ñuy dund ñi ñàkk seen bakkante sax ñoo leen tane parce que yàqule nañ loo xamante ne xamuñu fan lañ koy amaatee si àddina et ñoon tamit il faut que ñu bàyyi si xel xam ne am nañ ay loraanga yoo xamante ne ñu ngi leen di massaw di jaale ñi nga xam ne ñàkk nañ seen bakkan ci événement yi fi jóge mi ngi noonu di la jaajëfal Moustapha di jaajëfal ñi nga xamante ni ñoom ñu doon topp ci le point de la rédaction fii ci Sunugal 24 Libaas Mbaye moo nekkoon ci xarala yi ba mu yemb di leen jox dig daje suba incha allah ci beneen plateau jaa ngeen jëf. ku ne xam na ne yàlla daa bind te yemalewul am na ñu matal am ñu matlewul waaye ba mottali amee ba léegi kenn sonnatul buur kattan di produit 100% naturel sans effet secondaire ñu defare ko li nga xamante ni moo di petit cola bisaab ak jinjeer ñoo ngi jàppale leen ci seen wàllu kattan ak seen wàllu wërgu-yaram bu nekk jar na fi nguur ak keng ba ci kikirikiij waaye bii mooy seen buur di buur kattan ballonnement moo ci mën constipation faiblesse sexuelle diabète sinusite éjaculation précoce di joxe appétit sexuel teg ci itam day raxas sa biir ba mu set wecc wooteel gaaw ci 77 413 59 24 77 413 59 24 xar yëpp xar lañ waaye laadum da ciy gën te bu ñu nee góor ngóoraa tax